souvent damay dégg ñi nga xamante ne par exemple ramadan bu jotee dañu am ay problème gastrique déjà. Maladie gastrique ak ramadan laa bëgg ñu ñëw ak yow lii di ulcère lii di ay colopathie fonctionnelle ak yooyu maladie gastrique en général ak ramadan lan mooy compatibilité war nañu mën a woor wala du ñu woor ak ban conseil nga leen di jox. déjà balaa ñu yegg si lien maladie digestive ak ramadan. il faut ñu delluwaat xool lan mooy indi maladie digestive. merci beaucoup. boo jëlee colopathie. déjà colon la mooy gros intestin bi. waaw pathie mooy feebaru colon bi. waaw lu tax colon bi di dem ba di feebar. dafa sonn. lu tax mu sonn. li nga ko teg comme charge de travail mënatu ko. comme mënatu ko automatiquement li ñu si seetlu mooy paresse digestive. dafa taay daal dafa loof dafa dem ba loof. bu loofee nag li mu waroon togg en 1 minute peut-être 1 heure de temps la koy togg. ok su ko bu jëlee nag 1 heure de temps pour togg loolu yow déjà peut-être yaa ngi indiwaat yeneen peut-être le matin. nga jox ko ndekki bi mënu ko digérer rapidement. wala mënu ko évacuer rapidement mu commencer di ko stocker bu ko stocker añ bi ñëwaat nga tegaat ko. mu stocké loolu reer bi ñëw nga jot tegaat ko mu stocké loolu malheureusement mooy dem ba bu nu mu tudd motricité bu ñu waroon am ci cellules yi duñ ko amati. donc fu mu waroon a pousse li war a jàll mu jàll mënatu ko loolu commencé di dajaloo. bu dajaloo nag commencé nag parce que li ñuy war a xam mooy. mbalit boo ko génneewul. day commencé di nëb. waaw bu nëbee nag li muy indi mooy lan acide bu bëri. acide boobu nag mooy dem commencé irriter colon bi. bu irrité colon bi nag moom ngay dégg souvent ñi di ne day metti parce que irritabilité boobu foofu lan ma koy indi mooy li taxawaalu foofu te war foo nekk Aïcha colon mooy égout. maanaam dañ ko war a vider te vidéo tous les jours dafa war a set. waaw boo jàppee kër tey kër gi tuyauterie bi nga def sa kër am na tuyau yi gën a mag yi nekk si suuf ñoom ñooy collecté lépp li jógee si kaw bu yegg si suuf nag tuyau bi dafay mooy ëpp diamètre pour que lépp loo xam ne sax xëy na fële dafa waroon a boucher bu yegsee fii day jàll pour mun a dem si réseau peut-être ONAS yow nag tuyau bu mag boobu boo jëlee boucher tuyau bi si sortie bi mu waroon dem lan mooy topp lépp day commencé di dajaloo muy reflé bu muy reflé moom ngay gis acidité bi di yéeg moo tax nga gis ku am colopathie non seulement météorisme bi mooy lan day am gaz bu bëri gaz bi fan la jógee mooy li dajaloo loolu foofu la affaire bi ballonnement bi ngelaw bu bëri bi foofu lay jógee bu fa jógee nag acidité bi commencé di ñëw acidité bi nag mooy ñëw commencé di lakk bu lakkee si estomac bi moom mooy peut-être yóbbu la ba ulcère bu yéegee nag moo lay gis reflux gastro-œsophagien des fois gars yi jàpp ko comme ay nu mu tudd ay angine alors que du angine mais acidité boobu xam nga bu dee buntu bu ci suuf dañ ko tëj fan la affaire yi di jaar ci kaw rek lay jaar léegi loolu lan lay tekki mooy est-ce que comme ni ma la ko doon message bi la sa yaram envoyé mooy lan yow lekk nga digéré wu soo digéré wu da nga war a taxaw xoolaat mais lu xew yaram bi war na la ni mënatuma ko lii mënuma ko digérer mënuma ko togg mais yow nga dëkk ci nga continuer di lekk genre aliment yooyu mais loolu moo lay yóbbu ba finalement yaram bi mënatul amatul benn motricité amatul benn niveau d'énergie parce que système digestif ay cellules la topp dañoo war a lekk dañuy liggéey mais dañu war a am vitalité boobu nag moo leen di permettre ñoom ñu pousse parce que bool alimentaire la seen rôle mooy pousser mu progresser progresser maintenant su demee ba liggéey boobu mënatu ko fa la problème yi di ñëw parce que mais ba pare beneen aspect docteur bi ma la bëgg a laaj li ñu naan mbalit bi nga war ko génnewoo ko mu nëb après sax yi di doxantu ci biir kër gi exactement toxines yooyu nga xamante ne waroon génn nu muy réagir sur le corps mais ñoo ñëw déjà agressé cellules yi parce que bul fàtte ni colon bi ay cellules paroi bi fii bu dee li fi nekk di nekk en contact paroi bi lu tilim la ak loo xam ne dafa toxique mais day affecté cellules yooyu léegi moo tax bu koy affecté mu yàgg si nit ki moom mooy indi feebar yi maladie digestive fa lay jógee Aïcha jàppal tey wérgu yaram de façon globale générale day jaar déjà si système bu set bu fii setul mënoo am wérgu yaram te fii pour mu set il faut nga koy évacuer parce que mooy usine bi bu toggee ba pare li nga war a jël yow nga jël ko mu jaar sa deret li war a génn dafa war a génn maintenant yow li war a génn bu génnul mu commencé di dajaloo si sa biir bi malheureusement fa la problème yi di commencé moo tax nga gis par exemple bu ñu ñëwee koor lu tax koor bi par exemple gars yi seen ulcères yi di yeew wala seen brûlure gastrique yi di yeew parce que ñam yi ñuy lekk alaaji ñam yooyu yaram bi mënatu ko togg muy dajaloo di dajaloo acidité bi day bëri parce que lu ñu réeree mbir mooy comme sama gars yi ñoom dañoo bëgg yàpp foo lekk ñaari kilo yàpp
jàppal ni niveau acide bi ngay produire sa biir day yokku parce que li pour digérer ko pour togg ko parce que yaram bi boo lekkee ñam boo xam ne lam ñam bi acide lay indi moom day defar bicarbonate de sodium léegi plus mu defar bicarbonate plus moo acidité léegi bicarbonate bi mooy ànd ak ñam bi pour continuer trajet bi bu continuer trajet bi yow nag estomac bi acidité bi desoon moom moo fay des parce que nit ñi nañ jàpp dara biir bi du pour nu mu tudd non du pour dëbb ay ñam de waaw ñam bi bu jàllee fii état bu mu jàll noonu lay rombee moo tax ñu ne toujours nit ki buy sàkkami dafa war a dem ba mu mokk luy jàll fi dafa war a nekk sous forme liquide maanaam nga sàkkami ba mu mokk ba pare nga doon ndox nga door ko mën a wannaasu Oustaz Daouda da ngay sàkkami ba mu mokk parce que bu yégee si biir ay bëñ nekku fa soo wonee sa morceau yàpp si biir bi mënu ko daggate waaw noonu la koy pousse rek di dem léegi nag acide bi fay jógee yaram bi du bàyyi acidité bi yàgg fa automatiquement moom mission lu tax ñuy wax déjà ñi mastiquer parce que salive bi bicarbonate lay produire pour neutraliser acidité bi nekk si ñam bi moo tax plus ngay gën a bàyyi ñam bi yàgg sa gémmiñ plus bicarbonate bi ngay produire bi nekk si salive bi day bëre ba mooy neutraliser acidité boobu balaa mu yegg léegi su dee yow mayoo ko temps bu yegg see fii yaram bi day jot message comme quoi ñam bi yegg si nii dafa am acide mu wax pancréas bi ak nu mu tudd ak foie bi defar leen bicarbonate ñoom tam ñu defar bicarbonate sotti ko sa estomac bu ñu ko sottee si estomac bicarbonate bi tam day ñëw continuer parce que kon yaram bi moom dafay xeex acidité bi loolu mooy mission digestion digestion nañ jàpp nii c'est le combat contre l'acidité acidité boobu lan lay def ci yaram mais yaram mënul dund si acidité Aïcha cellule c'est comme ni ma waxee toujours tey su ma fi tegoon benn taasu acide ma ne la saala dugaleel sa baaram ni ko dugal lu tax may dagg ok léegi yow ngay jël sa cellule nga dugal leen si milieu boo xam ne acide moo fa nekk boo ci demee da ngaa xaru de ñoom nag dañuy uti ay pexe mooy lan dañuy dem tibb calcium say yàq dem tibb magnésium parce que minéraux yooyu ñoom ñuy neutraliser acidité bi donc yooyu la ñuy dem tibb pour mën a neutraliser acidité bi su ko defee mu indi ay carence yow carence yi nag déminéralisation boobu nag moom mooy doon conséquence donc yow yaa ngi foog na yaa ngi lekk lu baax lekkoo lu baax sa yaram li mu soxla pour fonctionner mu ngi koy jëlee ci cellules yi après mooy indi carence yi tout le temps te mooy moom lay wax toujours yoonu feebar moom la ñëpp di utiliser tous les jours yaa ngi jëmmal sa bopp foo xam ne feebar rek nga fay fekk 1% population bi ñoom ñooy orienté seen bopp si foo xam ne wér-gu yaram man je te dis tey depuis 10 ans aigreur bu ndaw sax Aïcha du ma ko sentir sama biir garabu saan sax du ma ko naan parce que du ma sentir benn signe bu may wan ni fii am na saan xam nga lan mooy tax saan di développé acidité bi la milieu bi bu amee bicarbonate alcaliné bu saan mënu fa évoluer mooy li ñu doon wax rek bu mbalit bi nëbee yooyu di doxantu maintenant lu tax mu am danger mbalit boobu nag buy nëb di ñëw agressé say cellules colon yi moom mooy dem ba finalement nit ki continuer di constipé constipation boobu mooy facteur de risque cancer colorectal numéro 1 lan mooy cancer colorectal mooy canceru colon bi mooy mbax bu mag bi ak rectum bi maanaam da koy gaañ di ko xoos ba mu mujjee nekk góom boobu mooy cancer non seulement du góom lay doon mais day perturber fonctionnement cellule bi cellule yi au lieu ñuy évoluer wala ñuy baigner si milieu boo xam ne milieu bu sell la bu set la yow si acidité bi nga leen di parce que tant que mu ngi bouché foofu acide rek la léegi comme ça la bëggul dugal baara moom si acide bi mais cellules yi ñoom si biir acide lañ léegi acidité boobu nag mooy perturber seen fonctionnement bu yàggee nag dañuy dem ba commencer mel ni ñu dof bu ñu dofee nag ñu mën a dem peut-être vers un cancer facilement loolu ngay gis moo tax ñu ne wax toujours boo gisee souvent maa ngi doon bu may nekk dans l'industrie gastro yi ak cancérologue yi loolu lañ doon xuloo cancérologue yi dañuy ne gastro yi ñooy téye maladie yi pendant presque 5 ans ak 10 ans symptôme diarrhée constipation douleur abdominale yi mu ngi noonu alternance entre diarrhée et constipation ak yooyu yëpp docteur bu yi mooy franchement symptomocolopathie yi ngay gis nii walaay ma ay réalisateur xas bu nekk réalisation constipation diarrhée constipation bi moom laa doon wax mooy dajaloo bi te mooy indi te de temps en temps nit ki def diarrhée wala automatiquement brûlure d'estomac bi lan moo ko waral remonter acidité bi la parce que li fa tàccaloo noonu bu augmenter acidité bi mooy lakk si biir bi noonu gis nga bu yàggee sax nit ki day am envie vomir parce que comme mënu wàcc suuf en fait réflexe la vomissement bi mën génnee ci suuf ak mu génnee ci kaw forcément en fait le vomissement signe réflexe la yaram bi mooy ut pexe pour génnee li war a génn exactement
moo tax soo des fois nit bu amee biir bu ko biir bi du métti wala lekk na xam bu wàccoo rek feex waaw parce que moyen la bu yaram bi di utiliser pour mën a éliminer boo xoolee par exemple xale xam nga mënul tufli xale même bu sojee day wàccu waaw donc vomissement bi mooy doon moyen pour extérioriser li war a génn d'ailleurs médecin yi bu la koy dañuy naan tànk comme bu wàccee rek c'est bon parce que génn na day feex ok te loolu nag conséquence mooy day wàññi acidité parce que li fa waroon nekk te waroon génn mënul génn si kaw lay génn te su kaw c'est pas d'où l'importance alimentation c'est capital quel que soit parce que loolu mooy problème bi moom lay wax toujours tey quel que soit Aïcha médicament yu lay jox signes yi rek la ñuy jéem a soulager waaw mais duñu faj feebar bi mais mënuñu ko faj dañuy soulager signe day lay nax sax lii da lay nax parce que yow boo jëlee peut-être nga sentir ni feex nga tuuti alors que bés bu nekk yaa ngi lekk li koy indi jàngoro boo koy faj Aïcha da ngay yéeg ba fu jàngoro bi sosoo nga faj ko mooy lan signal la mais yaram bi woon na la mënuma ko mais bàyyi su dee man mburu mooy tax sama colopathie di yeewu yaram bi woon na ma ni mburu bi ngay lekk ni mënoo ko continuer lekk ma bàyyi mburu dem jël fonde ñi bëgg a ceeb su dee ceeb bi tam ma xool quantité bu ma ci lekk ma wàññi quantité bi ba pare yokk légume bi bu dee beneen ñam la tam bu dee pat la tam parce que aliment yooyu la aliment yoo xam ne bu duggee sa biir day mel ni col waaw pat lii day collé comme col ni nga gis col boobu nag mooy ñëw adhéré si paroi bi dara du bouger Aïcha day mel ni ay bouchon yu ñu teg si biir bouchon yooyu nag mooy waral coono bi yëpp léegi ñoom mun nañ la jox garab boo xam ne day absorber gaz bi comme boo gisee par exemple ay charbon nga gis ñu jox la boo xam ne day manque ngelaw bi waaw di nga feex tuuti waaw charbon bi temps booy daal nga ko jox charbon exactement da ngay ñëw sax xoolal comme affaire bi dafa neex da ngay ñëw taxaw di kii ne sa biir day métti exactement ñu jox la ko waaw daa doon na sama yaay de këriñ la rek këriñ rek mu ñëw suñu culture ñun suñu culture wallaay suñu papa yi ak suñu yaay dañu daan yar sax ci ndab pour éviter feebar yi waaw dañu daan wax ni tibbal lu yem boo saxee sàqami ko ba mu mokk bu lekk sa loxo bu mu duggaat ci ndab bi te parago bu lekk di naan bul duggalaat sa bool tibbee da ngay teg sa loxo nii ba ni nga sàq mi mu nga wann ko nga soog a di lekkaat bul jaxasee pour loolu la de pour sa wér gi yaram mais ñun boobu mënuñu koo comprendre parce que nit ñetti partie la fi ñam bi dugg fi ndox bi di nekk ak fi ngelaw di jaar mais foofu yëpp na fi ndox bi war a nekk fi ngelaw di jaar fi lekk ba nga jël ko chargé ko ba mu fees mooy li docteur di wax nii moo ne des fois am na ñoo xam ne dafa am na ñoo xam ne rek yàlla moo la bi dañu fuqale loolu nag mooy coono loolu c'est vrai Aïcha il faut ñuy jàll ci digg bi dafa am na ñoo xam ne dañu fuqale malheureusement xam nga biir du fees xel mooy dal mën na fees sax ak ñam boo xam ne 5 minutes 10 minutes yaram bi digéré ko parce que xel bi mooy li nga wax ne xel bi mooy dal gis nga xel bu dalee rek jeex na nga suur donc sànq wax nga ñu déjà la base problème bi fi muy jugee colopathie fi muy jugee ak ulcère yeeg yooyu reflux gastrique yeeg yooyu fi muy jugee tey jii nii ban solution la ki nga xamante ne mu jànkuwanteeg loolu mën a am parce que ne déjà nee nga ne ramadan dafa am solo mais par exemple colon boobu paresse comment naka lañ koy redynamiser colon bi il faut ñu nettoyer ko déjà nettoyer mooy lan il faut ñu vider donc il faut déjà ñu moytu lépp luy constipation waaw suñ ko buñ ko mënee moytu ba pare ñu éviter constipation ñu am ok beneen bi nag mooy il faut nga reminéraliser say cellules ok reminéralisation bi fan nga ko jëlee mooy ferñeent yi yoo xam ne moom mooy tax cellules yi amaat benn motricité amaat benn niveau c'est sa alimentation lay jóge donc non seulement alimentation da lay permettre yow nga bañ a tiwaat constipé mais mooy ñoo dundalaat say cellules ba cellules yi commencé di régénérer wu parce que avantage bi ñu am mooy système digestif tous les 4 jours am nga cellules yu bees yàlla mooy kéemaan yàlla 4 jours yu nekk usine bi mu defar waaw mooy kii boppam mooy defaraat boppam xam pièce de rechange bi ñuy def nii yàlla ay pièces am la yor wala kay te bu nekk cellule bu nekk programmé na ko sa ñaata jour nga war a dund waaw bu jour yi jeexee jotee da ngay dee keneen ñëwaat léegi yu bees yi ngay defaraat waaw bu fekkee yow changé nga alimentation ba indil ay ferñeent yoo xam ne mooy tax bii dund bu dëgg bu bees bi ñëwaat doom yi ñëwaat ñu am lépp lu ñu soxla moom mooy agir automatiquement si vitalité bi si motricité bi et puis après nga gis nag bool bi di avancer correctement. donc nekk na loo xamante ne mën nañ ko guérir à condition d'avoir les bons comportements. Aïcha man bi may jógee Ziguinchor di ñëw université xaw ma li colopathie waaw bi ma ñëw université waaw 1 mois laa def commencé am problème digestif fa la colopathie bi commencé pain yi dégg naa yéen a université dañuy lekk pain ak da ngay lekk pain suba lekk pain booy añ lekk pain booy reer boole ci pâtes yi boole ci ceeb bi mais forcément ñëpp ay colopathe
mais sénégalais hydratation. te duñ malheureusement parce que hydratation bi moom parce que dina ndox yàlla gi. ñun dañu naan kenn mënu defar lu ko raw. mais l'eau est vitale. moo bu fa laa ñëw comme deuxième solution. mais ba tey nii man xaw ma luy colopathie. donc loo xam ne du wér non boo changer sa alimentation automatiquement ñu gis ko. donc la preuve par exemple ñun. outil nutritionnel bu ñu utiliser ñëpp ñu ñëw cabinet bu ñu paree premier résultat bu ñu am alaaji daan naa seereetuma daan naa seereetuma loolu déjà li muy faj si doomu aadama yow sax mënoo ko imaginer donc boo changer alimentation parce que li ci am solo mooy lan ñam dafa war a am ndox soo koy lekk mu indaalee la ndox ndox boobu nag mooy tax fii jàll ba pare ñun suñu yaram sax léegi nag bu weesoo loolu boo yeewoo alaaji li nga war a njëkk a def mooy naan ndox ndox bu bëree soo naanee ndox boobu nag mooy ñëw nag seeyloo lépp li fi nekk mu raxas ko comme ça 30 minutes wala 40 minutes après da nga war a vider automatiquement donc ndox bi mooy solution bu njëkk deuxièmement nga changer type d'alimentation wala maa ngi wax yow mais amul benn aliment solide bi ma jël depuis le matin ma petite sœur Khadija Mohamed moom boo ko newee naanoon ndox dalay ne sangu naa waaw sangu na ba pare bu ma ko newee naanoon ndox dalay ne sangu naa lan la doon raxas yaramam la raxas fan la doon raxas yaram bi ci biti léegi li ci biir nag kan moo koy raxas moom ñoomin jus ak ñoomin yooyu loolu moom mooy te ndox yàlla bi li mu mën dara mënu ko non du benn sax jël jus wala jël boisson mooy jël saleté dugalaat ko si dolli ko ci te la preuve sax xanaa xamoo ne boo maree dëgg mënoon ngaa naan boisson yi nekk fii yëpp doo màndi du tax nga màndi tant que naan noonu ndox da lay gën a marloo sax moo tax ndox moom dafa ndox mooy doomu aadama yàlla du nit ñi foog ñuy naan waaw bu ñu nax suñu bopp wallaay bu ñu nax suñu bopp yàlla ay mbiroom leer na ba pare bu mu defaree doomu aadama la prévoir lan ak lan mooy dugg si yaram waaw ban ndox mooy dugg si yaram ban ñam mooy dugg si yaram lan moo fa war a dugg moom lay wax toujours mode d'utilisation tey sa ordinateur xam nga noo koy utiliser waaw ki ko defar fi mu la wax ngay jaar foofu ngay jaar boo jaarul foofu mu taxaw mu yàqu yaram tam bi ko yàlla bindee tam daf la ne ok yaram baa ngi ni fii nii la war a fonctionner nii nga ko war a utiliser léegi soo wàccee yoon boobu dem utiliser ko neneen